ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. xibaar yi akuk rawale ñeel ñi amee woon gaañu ci accident ba woon ca Badiouré ca Bignona juróom-ñeent ci juróom-benn fukk ak juróomi blessé yi rawale nañ leen Ndakaaru ci avion dinañ ci ànd ak ki nga xamante ni moo jiite kër docteur Ziguinchor ci kanam tuuti lay doon wàllu xibaar bokk na ci débat di waxtaan wi nga xamante ni Birahim Seck bu Forum Civil teg na ko ci penc mi ñeel wàllu fondation première dame yi soxna yi njiiti réew yi xaalis baak fa muy jógee war na ko waxtaanee indi ci leeral lu ko mooy dina doon risque ci wàll li nga xamante ni mooy financement ci xaalis bu bon bu nu mën a daganal wala wàllu terrorisme ak yeneen kon ni ko loi bi waxee risque la moo waral mu teg waxtaan woowee ci penc mi rawatina ba yooyu fondation première dame bu ca sa borom kër nekkatul président fondation ba jaaree fa ñu robi ko wàllu xibaar bokk na ci accident yu métti yi ak li nga xamante ni mooy xayma guddis gi ñaar fukki bakkan daanaka yu rot ci diirëb ñaar ci ayu bés ginnaaw ministre bi nga xamante ni dañu ko dénk wàllu transport dafa gis ne contrôle bi xëy na foofee lañu daal di xaw a bàyyi loxo yi dawalkatu bis ñoom gisee wu ni di ngeen leen dégg ci reportage Anna Rocha ñoom ñu ne contrôle gi sax dafa daal di yokk ci ñoom ak it wàllu mbuxum gi bitim réew Adja Binte Diallo maa ngi lay nuyu. di la fay bu baax Alaaji Assane. bismillah. Soudan léegi mu am loolu ñuy wax démocratie conseil souverain bi war a yóbbu réew ma ci élection yi tabb nañu ko sànq njiit li nag lu ci yees nag mooy na gouvernement bi civil moo koy jiite fekk ña ngay waajal désarmement fële ca Mali ñi nga xam ne ñoom lañ ko sant nee nañu dinañ pare fileek 31 décembre ni ko accord yi ñu xaati moom ca Alger birale. jërëjëf Adja ba ci kanam ngir yaatal gi sport geeg Youssouf Bodian maa ngi lay nuyu Youssouf. di la fay Alaaji Assane li ci gën a fës. coupe du monde basket bu góor ñi Chine 2019 gaynde yi nee nañu bu 18h jotee la ñu war a bàyyeekoo Ndakaaru dem ca Chine waaye dëmb ay yëngu-yëngu amoon na kon ci tanière bi ak gedd bi ñuy wax ni kon capitaine bi gedd na ko kon kii di Maurice Ndour ak kii di Amady Ndiaye ci xibaar yu mujj kon nee nañu ñëwaat nañ ci am lu leer ci kanam incha allah Jeux africains ca Rabat 2019 Sénégal Ghana wàllum football la 16h la ñuy jongante taekwondo natation tennis de table ñoom it bokk nañ kon discipline yi nga xamante ni doomu Sénégal yi dinañ ci jongante tey ci alarba bi. jërëjëf Youssouf yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye reportage ak bëccëg gi ñu ngi ko jagleel askan wi ku nekkinam ndox yu bon yeey ball ca fii di xar yàlla ak coono gu mu dugal ci askan wi ak Nafissatou Sylla lay doon gis-gis ak RFM di waxtaanee lu jëm ci accident yi ak bariwaay gi nees mën a def ba indi ci tan ci njeextalu xibaar yi lay doon ci technique bi Aliou Ba amee woon i gaañu ci accident bu métti bi nga xamante ni am na samedi ñu génn ca Bignona ci dëkk bi di Badiouré juróom-ñeent ci ñi amee gaañu ci fanweer ak juróom ya dal nañ leen rawale Ndakaaru jaare ci avion kii di njiital kër docteur Ziguinchor leeral ni seen bakkan newul ci xott waaye dafa am ay wàllu mbiram opération gu faaw mu am ci seen yaram ñu déglu ko sax moom njiital l'hôpital bu Ziguinchor médecin chef kon bu région Ziguinchor colonel Maodo Malick Diop ak Lamine Ba. am nañu vrai appui armé le chef d'état-major général de l'armée qui vraiment nous a appuyé pour évacuer les 9 malades ñi nga xamante ni si bon ñii on les a sax déjà opérés les autres ñi si des vraiment ñu ngi doon xaar tuuti pour mën leen opérer parce que aussi am nañu tuuti problème avec le bloc opératoire de l'hôpital régional bon temps yi lañ ko doon defaraat parce que doo doon senn xam nga dans ces conditions là on ne peut pas opérer donc vraiment pare nañu réhabilitation bi léegi ñu ngi dugal équipement yeeg yooyu et que très bientôt le bloc sera fonctionnel donc léegi yeneen malades yi nga xamante ni si ñoo desoon pour ñu opérer leen donc ñooñu la ñu bëgg yóbbu rapidement hôpital principal bu Dakar bon pour ñu délétage d'ailleurs si ñooñu sax am na si ñoo xam ne opéré na leen ba pare au niveau de l'hôpital de la Paix waaw donc loolu moo tax daal vraiment ñuy remercier bu baax le chef d'état-major général de l'armée waaw pour ce geste là waaw fi mu toll nii moom alhamdulilah rabbil alamin bon ñu ngi féex bu baax a baax et que xam naa sax dans les prochains jours dina si am ñoo xam ne daan leen commencé exécuter génn leen pour ñu dem dellu seen kër yi ñu def ay soins en ambulatoire donc ñi évacuer aussi c'est pas parce que dañu am problème de prise en charge au niveau de Ziguinchor parce que ñun nee naa toujours on dispose de 2 hôpitaux on a l'hôpital régional on a aussi l'hôpital de la Paix donc les ressources humaines aussi on a des orthopédistes ñoo xamante ne si ñu ngi fii ñu ngi fële waaw donc suñu problème rek moo doon saalu bloc opératoire bu hôpital régional moo amoon problème temps yi parce que da doon senn. colonel Maodo Malick Diop bi jiite fi nga xamante ne mooy district sanitaire bu Ziguinchor doon indi leeral kon ci ñooñee amoon ni gaañu ci accident bu woon ca Badiouré ca Bignona fàttali ni samedi junu génn la juróomi bakkan rot ca juróom-benn fukk ak juróom-ñaar am ca ay gaañu fanweer yi ak juróom sonnoon lool ba ni ñu ko waxee ak tan am ci ñoom ñu koy sante borom bi ginnaaw taxawuk waa kër docteur accident yi nag bari na lool fan yi ndax nimbiku nañ ne daal li nga xamante ni mooy lim bi ci ñi ciy ñàkk seen bakkan gaañu yi naka noonu mu ngi
bari ci wàllu woo ministre des transports moom yëkkati na ci kàddu gis ne ci wàllu kon contrôle ak sanction yi faaw ñu gën ko diisal chauffeur ak bus yi Anna Rocha waxtaanal ñoom sànq gisuñu loolee contrôle yu yokku la ñu gis ak it koppar yu ñu leen di laaj ba diwaan gu nuy dugg ñàkk fa ab lim ci li nga xamante ne mooy joxe gi ci tali bi Anna Rocha. ci asamaan bu xiin Ndiaye ak ñi mu àndal ñu ngi toog di waxtaan laata ñu tàmbalee liggéey bi mu di ab jafe-jafe boo xamante ne voyage yi diggante Dakar ak yeneen i goxu Sénégal nekk na jafe-jafe ñuy dund bis bu ne ndax contrôle yi nee nañu dañoo bëri. ñiy toog sax yaa ngi dégg ci garage bi sax ñoo leen tane. parce que montage yi métti na lool foo taxaw salaamaaleykum maaleykum salaam joxeel 2000 joxeel 3000 joxeel 5000 accident moom yaa ngi dégg lu ci am it ndogalu yàlla la. dañuy wax naan ay sëbo bi doon daw lu bari ay kër ko mais yooyu yëpp ay tricas la. ci garage bi nga xamante ne moom la ñu faral di woowee Bignona nekk ca goxu Grand Yoff ci gis-gis su ñeneen yi sax yu ci mel ni Mamor contrôle yi tey la ëpp. mais wàññigul moom parfois ngay dugal garage réparé oto bi taq ak garage bi jàppale mu leer ko ne oto bi taq na si yaa ngi jógee ci mécanicien mais amu yërmaane bi bu ñëwee dana la joxel par force wala mu lekk sa xaalis boo xam ne doo gis rusi si loo xam ne tegul fenn mais après yow sa xol jeex. li ñu gën a ñaawlu nag mooy liñ leen di faral di raqueté Pape Faye moom dafa faral di daw diggante Dakar ak Tamba waaye itam diggante Dakar ak Ziguinchor. dëkk boo dugg da ngay fekk ñetti alkaati yu monté foofu dëkk boo mën dugg da nga fa ñàkk 6000 francs. waaw ba ngay àgg contrôle sonal nañ ñu torop daal moom lépp loo si wax rek am na lu si des. dawakat yi nga xamante ne ñoom ñoo tàmm trajet yu mag yi ñoo bokk gis-gis ci mbir mi contrôle routier yi ñu ngi faral di nekk jafe-jafe ci ñoom ci seen gis-gis daal waruñu boole li ni mel ci liy tax accident yi bëri fan yi. RFM rajo askan wi. ñu waxtaanee njàng mu kawe mi université yi ci fareek privé gi ak ñàkk jël gi jamono yi ñeel yenn ci étudiants yu leen nguur gi yabaloon li ko waral di bor bu nguur gi waraloog yooyu université privé ñeent ci milliards nag ginnaawam ndaje seen digg ñoom yooyu boromi privé ak nguur gi digg nañu pay gi mu des kon ci gis-gisam ñi nga xamante ni ñoo yore daara yu kawe yooyee ci wàllu université privé nguur gi wax leen indi leeral ci anam yan la ko fas yéene faye milliards yooyee laata ñuy jëlaat yooyu gone ci seen kàddu université privé Sénégal Daour Diop ak Alaaji Njogu Jeen ndongo yu dooraataguñu ci weer bi le 6 août juróom benn fan ci weeru août bi daje nañu ak ministre enseignement supérieur ci li mu ñu wax ci tënk mooy am na ñeenti milliards yoo xam ne nguur gi prévoir na ko pour génne ko ci loolu la ñu ñaan pour ñu dooraat njàng mi comme nag ñun bi ñuy dem délégation la woon ñu ne ko nag da nga ñuy may ñu dem ñu wax ak suñu yeneen naatongoo chef d'établissement yi nga xam ne ñoom ñoo arrêté cours yi léegi bi ñu demee ci réunion bi le 9 li ñu décidé mooy que ñun pare nañ dooraat njàng mi bu fekkee nguur gi wax nañu ñeenti milliards yooyu naka la koy fayee waxuñu ñu fay ñu ko tout de suite avant ñuy dooraat mais nañu wax nan la ñuy fayee ñeenti milliards yooyu loolu bu ñu ko kiiree léegi dinañu nangu dooraat njàng mi xaar nguur gi génne xaalis bi foofu daal ci tënk te bi ñu paree réunion le 9 juróom-ñeenti fan ci weeru août bi jébbal nañ benn bataaxal ministre enseignement supérieur jébbal nañ même bataaxal bi conseiller président ci wàllu njàng muy Sidimi Sy ak directeur général enseignement supérieur ñoom ñëpp jot nañ bataaxal boobu depuis loolu ñun ñu ngi toog di xaar. leneen ci xibaar ñeel wàllu communication jokkoo bi ñeel nguur gu Sénégal mbaa du ñàkk yëgoo da caa am ca ni ko wolof waxee yannikat yi xëdeen dañu yëgoo misaal ñu ci joxe bokk na ci jamonoy coowal pharmacie ci Patte d'Oie ci Ndakaaru ministère de la santé ci njëlbeen biral ak njaax ba lay jëmee ci yooyu pharmacien jamono yu ministère bi nga xamante ne moo yore wàllum karange taxawee neneen ci mbiri accident yi ak ministre des transports rek nam ci waxee contrôle gi sanction yi fa la ay gëtam jublu ca loolee ku ne xam nga intérieur yi ki ko yor gëstub Alimou Ba ci boobu xeeti jokkowin bu nguur gu Sénégal. waroo ci ay kàddu ministre yu bëri lu ko indi mooy buñ sukkandikoo ci Abdoulaye Makhtar Diop nekk grand serigne de Dakar mooy ñàkk dal bi. waa xam nga loolu sax ci olof la gën a neexee olof dañuy wax ne kilifa lu ne tëll rek nga ne damm na kilifa du def loolu la ñu jëkk a jàngal mu tekki ne su mbir amee kilifa daf ciy teey ndax kilifa du gaaw a wax rawatina kilifa goo xam ne li am ci sa biir ministère soo ci yëkkatee sa kàddu du ñàkk mu waroo ak keneen koo xam ne dafa mel ni yow am cër ci gouvernement bi muy benn ñaareel bi soo jëkkee yëkkati sa kàddu ñi nga xam ne da nga leen ilif moo xam bu fekkee ne yaay ministre de l'intérieur nga am directeur de la sécurité publique am directeur général de la police am commissaire
yow soo xasee bu yëkkati sa kàddu soo juumee sax ñoom ñu nga mën a gàgganti. Abdou Fouta Diakhoumpa yokk ni ñàkk coordination itam ndaxte poste de premier ministre daanaka dañ ko supprimer ci Sénégal Abdou Fouta Diakhoumpa inspecteur du travail à la retraite la. ka waroon jiite gouvernement bi def ba lépp aw wenn yoon loola bu amatul tasaaroo day yomb te boo xoolee comme premier ministre amatul ko ki ko war a wuutu ci lim doon def njiitu réew mi la boo ki ni wax secrétaire général du gouvernement mais même secrétaire général du gouvernement boo xoolee mënta def coordination boobu xam ne dëgg fa dëgg yàlla ab premier ministre moo ko waroon. ñàkk coordination yenn ministre itam dañuy bëgg exprimer wu ci sujet yu bëri duñu may directeur yi ñu wax. ndax man mënuma comprendre lu toll ni ministre lu ab xuloo bu am ci pharmacie nga di ko lijjanti nga amul directeur bi sax waru ko woon a mën a lijjanti. waroo ci ay kàddu nag boo xoolee yàgg na ci état Sénégal waaye dafa yokku ndaxte réseaux sociaux yi day gën a indi pression ci ñi yor nguur gi. Mohamed Ali Mouba ñu waxtaanee fondation première dame yi di fondation yooyu nga xamante ni yu soxnay njiiti réew yi la loole ci wàllu doxalin ak anami jotini koppar ak doxin wi Birahim Seck bu forum civil daal dina ne taaj lii di waxtaan wi ci penc mi faaw ñu waxtaanee ko ngir ak leerlu ci koppar yi ak fu muy jugee ndax ni ko lu waa waxee fondation yu mel anami financement yi mun na doon risque ci lu mel ni ak daganal ñeel koppar yu bon naka noonu it wàllu koppar yi gunge terrorisme rawatina ba yooyee fondation bu ca ne ay atam day yamook atuk nguur ak première dame boobee Amadou Sabax Ba. fondation yu première dame yi ay yoon la yu ñu mën a defee lii di blanchiment d'argent waaye tamit di ci financer ay terroristes muy laaj bu coordonnateur général bu forum civil tech ci li nga xam ne mooy compte Facebook am Birahim Seck di xam ne visé wu ci benn fondation. que mu nekk fondation yi que mu nekk association yi que mu nekk ONG yi dañoo nekk lu ñu wax ci tubaab sujet à risque maanaam ñoo xam ne mën nañ fa jaare ay nit yoo xam ne def lu bon moo leen tax a jóg mën nañ fa jaare pour def blanchiment d'argent wala pour financer terrorisme. ci li nga xam ne mooy financement yooyu les fondations forum civil di xam ne faw nguur gi amal ci ay waxtaan yu yaatu ngir leeral askan wi. li nga xam ne ministre de l'intérieur defoon na ko ci yenn ONG yi di gëstu également li ñu am mais mu également gëstu ma fondation yi également ñoom tamit seen xaalis fan lay jógee. ki nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllum science politique nekk ci université Gaston Berger bu Saint-Louis di xam ne yooyu les fondations li ko tax a jóg yëpp wàllum politique la ñu jaarale ko ci première dame professeur Moussa Diaw di xam ne yooyu les fondations seen diir mi ngi dépendre rek ci li nga xam ne mooy mandat chef d'état bi nga xam ne moo yor réew mi. fondement bi dañuy wax ni activité sociale la dafa am fonction politique mais malheureusement fondation yooyu du yàgg parce que ñu koy fondé suñu quitté pouvoir bi rek fondation yooyu kenn dootu leen dégg problème mooy ressources financières. fondation solidarité partage bu Elisabeth Diouf fondation bu Viviane Wade ñaar yëpp daanaka fàtte nañ leen fondation bii di servir le Sénégal moom ba tey mi ngi amale activité am gannaaw ba Macky Sall amee ñaareelu mandaam ëllëgu bile fondation dinañ ci xam dara gannaaw 2024. jërëjëf Sabax ñu waxtaanee tolluwaay li ci PDS ak xultu yi ñeel ñenn ñi ginnaaw yeesal yi nga xamante ni njiit la Abdoulaye Wade indi na ko ci wàllu secrétariat exécutif national gi Bachir Diawara jege ñaale Karim Wade weddi xibaar ak laam-laame gi jëm ci Karim Wade bëgg a akki moo parti bi ba ca topp mu ne yëf yi fa nu ko sax yëggale ñenn ñi yeggu fa Bachir Diawara nekkoon tey ganu RFM matin. PDS mi ngi fonctionner normalement contrairement ak li nga xam ne moom la ñi nga xam ne dañu d'accordul ak secrétariat national bi di jéem a def ci presse bi maanaam di jéem a entretenir maanaam benn crise boo xam ne dafa am alors que crise boobu fañ ko yóbbu ñoom wax dëgg yàlla nekku fa ndax tey jii parti bi mi ngi fonctionner normalement parti bi dafa am ay structure horizontale ak verticale yooyu yëpp ñu ngi dox bi Ablaye defee aussi secrétariat national bi gis ngeen ñu ci bari takku ci lim dañu ànd ak Ablaye Wade donc ñi nga xam ne aussi gisuñu ci seen bopp xëy na duñ leen négliger waaye wax dëgg yàlla loolu yàqul dynamique parti démocratique sénégalais. alors ci question bi nga ma laaj ne ndax dañu ne jegeñaale Karim Wade ñoom ñoo ëpp ci biir secrétariat national bi loolu souvent dafay wane. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo koy wax nekk ay adversaire u Karim Wade dans le parti bariwuñu ça il faut le reconnaître parce que boo leen déggee ñuy wax wala nga déggee kenn ci ñoom muy wax da ngay defe ne biir parti démocratique sénégalais dafa am mbooloo mu takkoo takku wala dafa am ay ndaw yu takkoo takku wala dafa am jigéen ñu takkoo takku ñoo xam ne dañu contre Karim Wade c'est faux loolu amul tey jii amul benn structure horizontale wala verticale bu taxaw ouvertement wax ne d'accordul ak secrétariat national bi wala d'accordul ak démarche Abdoulaye Wade wala d'accordul ak
taxawaayu Karim Wade ci biir parti bi il y a que dafay am ay ambition naturellement dans toutes les organisations su amee choc ambition ku ci nekk da ngay gis muy développer ay réflexes de survie ay réflexes d'existence loolu yëpp mën nañ ko comprendre. Bachir Diawara ci tolluwaay la ci biir PDS parti démocratique sénégalais tolluwaay geneen bi yoon ci chambre de commerce bu Ndakaaru ak kii di secrétaire général ba fàttali ni président bu boobee kuréel la ko xamal jaare ci bataaxal ak fégalam benn fan ci weeru août loolee di kon wàllu à la traite wuuteeg ni ko ministère bi gisee ci wàllu kon ak dàq ak yeneen donte ministère bi jàpp na ne ci wàllu kilifteef mooy ki war a daganal dogal yu ni mel liggéeykat yi seen woon wàllu ñoom daal di taxaw dank fanaanal di arto banque yoxo yi bu fekkee ni dogalab dem ci retraite googee du lu nu fa doxalee leeral li Kumba Sanjaan Fay njiitub chambre de commerce bu Ndakaaru jox ab courrier numéro 000743 benn fan ci weerub août at mi ñu nekk mu doon ab document buy wane ne Ali Mboup secrétaire général ba dafa war a dem retraite boobu lépp document ñu jox ko ministre du commerce 9 août ministre bi tontu di xam ne Ali Mboup moomee nañ ko tegaat place am Cheikh Moussa Kane ak ñi mu àndal di wane seen ñàkk ànd te di xam ne duñu nangu mukk Ali Mboup dellu si waat foofee di buuma ko bumi ministre ñi ngi fexe di delloo ki nga xamante ne moo nekkoon secrétaire général pour mu ñëw nekk secrétaire général chambre de commerce ki nga xamante ne waroon na dem retraite depuis 2015 ci biir chambre de commerce violé nañ la loi en demandant à un retraité mu ñëwaat dañuy nommer un secrétaire général par intérim en attendant que ñu lancer li nga xam moom mooy poste bi appel à candidature. liggéeykat yi ñu gis ne seen compte dañu ko bloqué ba tontup jëwriñ ji wat dekk léegi ab mbir buñ dul bàyyi mu jàll. léegi nag au niveau des banques ñoo jékki-jékki dem pour yóbbu ki nga xamante ni moom mooy spécimen signature le nouveau secrétaire général par intérim ñu dem fekk ni beneen lettre jiitu na foofu loolu yëpp bloqué li nga xamante ne moom mooy institution mais c'est des actes de sabotage qui sont faits depuis boobu ba léegi loolu nag li nga xamante ne moom moo ci nekk comme risque heure bi doon na fekk nit ñi di commencer def salaire yi pour que ay le 25 wala yu demee noonu nit ñi jot seen salaire mën na am ay retard mën na am tamit d'autres complications on ne sait pas. ab sommation jox nañ ko kookee ne woon fa secrétaire général di Ali Mboup ab huissier di ko xamal ne waratul ne ci bureau ba collège des délégués di xupput ab préavis de grève ñu déposé ko ca l'inspection du travail ngir ñu neenal dogalub jëwriñ joojee te di ko xamal mu téye loxoom ci doxalinub chambre de commerce. RFM bitim réew. ñu dellu ziar la Adja. delloo la ziar Alaaji Asan bitim réew ak réewu Mali wàllu désarmement wéerloo ngànnaay aji xeexkat yi foofee ñoom ñëpp laata njeextalu weeru décembre. avant 31 décembre lañ ca déggoo ñoom ñëpp ñi nga xam ni dañ leen sant nag ñu xool naka la ñuy waxtaanee ba juboo mën a amaat naka noonu jàmm dellu si ci benn pàcc foofu ca Mali kon nag démb ci ndaje bi nga xam ne ñi ngi ko doon amal ca Bamako nee nañu dinañ respecté la ñu xaatimoon ca Algérie dañ ci ànd ak Aminata Dieng di stagiaire. lu ëpp junni ndaw dinañ leen tàggat ci fànn yu bëri lu ëpp 200 dinañ leen fekk ci balaa njeexital semaine bi décision bi ñi ngi koy jël ci fan yoo xam ne ñi jiite liggéey boobu dañoo nekk ci ay jamono ji Mali mi ngi jonkonteel ay jafe-jafe ci wàllu sécurité dëkk bi observateur yi dem ba di laajte li waral yi xaay liggéey boobu nar a tax état bi contrôlé waat ki daal njiitu Mali yi ñi ngi leen di jiiñ ñàkk farlu ci mbir mi programme bi ci Mopti lañ ko dooree ci njiitu ki fi nekkoon premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga ñu ànd ci ak njiitu dogon yi bambara yi pël yi ak waa dëkk bi lu ëpp junni ndaw dinañ leen tàggat ci fànn yu bari lu ëpp 200 dinañ leen fekk ci balaa njeexital semaine bi décision bi ñi ngi koy jël ci fan yoo xam ne ñiy jiite liggéey boobu dañoo nekk ci ay jamono ji Mali mi ngi jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu sécurité dëkk bi observateur yi dem ba di laajte lu waral yéexaayu liggéey boobu nar a tax état bi contrôlé waat ki daal njiitu Mali yi ñi ngi leen di ji ñàkk farlu ci mbir mi programme bi ci Mopti lañ ko dooree ci njiitu ki fi nekkoon premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga mu ànd ci ak njiitu dogon yi bambara yi pël yi ak waa dëkk bi. jërëjëf Aminata Dieng Soudan chef conseil souverain ba daal dinañ ko teg tey ci toogu bi. waaye ba tey nag militaires yi ñoom ñoo jiitee conseil souverain boobu ngay wax Alaaji Assane mooy général Abdel Fattah al-Burhan waaye premier ministre bi nag civil la ñi nga xam ne ñoo doon ñaxtu nekkoon ca mbedd ma ngir daanal Omar El Béchir ñoom seen bopp ñoom ñoo ko tànn moom nag mu ngi tudd Abdallah Hamdok économiste la fii léegi 20 fan ak juróom-ñett ci weer wi ñi ngay xaar nag mu tabb gouvernement bu bees te gouvernement boobule
moom moo nar a ànd ak conseil souverain bi yóbbu Soudan ci élection démocratique fi lekk fanweeri weer ak juróom-ñeent. Ouganda moom dakkal na peine de mort di àtte boom bakkan. waaye ci yenn délit yi képp la ndax nag Ouganda boobu ba léegi dañoo amoon peine de mort wàññi nañu yenn crimes yi nee nañu crimes yi gën a grave moom la ñuy yóbbu nag peine boom bakkan te juge bi rek moom moo war a jël dogal bi loolu nag tax na ñiy saytu ca Ouganda nee nañu xëj na benn yoon la rek ngir dakkal peine de mort ba mu jeex tàkk ca Ouganda. Biarritz la ñuy wutali ak sommet G7 bi jamono yi nag dañoo daanaka caabi lawbewu ngir wàllum karange. 13200 policiers ak gendarme la ñu mobiliser noonu takk der militaire yëpp ci wàllu jaww ji ak ci wàllu géej gi France nag ki ko ci jàppale ci wàllu sécurité boobu ñuy waajal sommet G7 ca Biarritz ca France mooy réewu Espagne ki ko wax nag mooy ministre intérieur bu France Christophe Castaner sommet bi nag Alaaji Assane xanaa ma fàttali la ko rek ndax xam naa yaa ngay waaj ci ñaar fukki fan la ak ñeent ba ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weer wi ñu ne. xam nga poñe doq boo fa teewee ndax ñun Sénégal xam nga mënuñ fa teew ndax ñoom G7 kattan gi juróom-ñaari réew yi gën a kattanu ci àddina. waaye nag président bul fàtte ne ma nga fa di xaar sommet bi ak madame. président kay dama defa ni dafay dàq koor bu doon weeru koor lañ ne jamono yi ay nelaw la fa nekkee jërëjëf Adja. RFM Sport. maa ngi lay nuyu Alaaji Assane. Youssouf offense chef l'État. waaw avec 80 moom non mais ay kaf bokk ci de juge yi xamee nañ nag luy kaf ak coupe du monde ci wàllu basket góor ñi Chine 2019 ñu ngi ci waajal gi sunu gaynde yi war nañoo bàyyi ko Ndakaaru tey ci ngoon. bu 18h jotee loolu kon la ñu wax ci seen programme waaye démb ñu xamal ñu ni kon amoon na jafe-jafe tuuti ci tànneer boobule ba sax capitaine bi ak kii di Amady Ndiaye jóge woon kon hôtel ba dem waaye ci xibaar mujj ñëwaat nañu ñu ànd ci ak Soda Thiam. fukki fan des jongante gu njëkk Sénégal jëm ci mondial Chine 2019 gi waaye mu mel ni jamono ji nemmeeku woon nan ay coow ci biir équipe bi firndeel nañ ñu sax ni am na ay wax yu jiboon diggante yenn ci joueurs yi ak fédéraux yi loolu sax moom moo tax yenn ci ay gaynde daal di jóge ci tanière bi mu di Amady Ndiaye ak capitaine gaynde yi di Maurice Dali Ndoura ñoom ñaar ñooñu nag ci li ñu xamal mooy la ñu jàpp dañ leen a manqué de respect ci loolee nag ñu daal ci laaj chargé de communication bu fédération sénégalaise de basketball bi waaye moom lam ñu xamal moo di problème amu fi. ñoom seen jëmmi bopp balaa ñuy quitté fii pour dem Chine lépp li nga xamante ne ni waroon nañ leen ko jox dañ leen ko jox ba mu mat sëkk balaa ñuy dem maintenant comme quoi que ñu Maurice dafa dem du information bi nga xamante ne man mën naa ko déggal wax dëgg yàlla tey bu soobee yàlla ci ngoon la équipe bi war a quitté Dakar pour dem Chine pour mën a préparer jongante yi nga xamante ne mooy yi ñuy waajal ci coupe du monde bi. te moo ni de for nañ ci weewu béy ne góor gi Sidien moom moo doon waxtaan ngir ñaar ñi joueur yooyu daal di dellu si waat ci biir tanière bi ci xibaar yi ñu mujjee jot sax équipe bi dina jóge Ndakaaru ci àllarba gi bu 18h jotee ngir wutali Chine yeneen i xibaar yu nu mën a jàpp ci wàllum basketball li moom moo di ndàmpaayu gaynde yu jigéen yi. démb la ñu pare seen regroupement jot nañ leen fay li nga xamante ne mooy li leen fédération ameloon fay leen aussi muy ndàmpaay yi nga xamante ne président de la république moo leen ko jox muy lu toll ci fukki millions. foofu itam ñu gis ni am na ay problème ne am na ci ñenn ñoo xamante ne ñi ngi ci staff bi ñoo xamante ni laalaguñu seen ndàmpaay. Soda Thiam jamono ji kon mu xamal ñu nii am na waxtaan bu ñu gaañi sëkk di joueurs yi ak tamit ñi jiite fédération bi jamono yi ci hôtel bi nga xamante ni fa la ñu nekk nee nañu capitaine bi ak Amady Ndiaye capitaine bi mooy Maurice Ndour ñëwaat nañu kon incha allah ñu ngi topp waxtaan woowulee ngir xam lan moo fay bàyyeekoo. incha allah bu ñu waxtaanee rek juboo am. football bi yoon ak Jeux africains yi ci wàllu Sénégal tey ci ngoon ñaareelu matcham. gaynde yi war a daje ak Ghana bu 16h jotee seen match bu njëkk seen diggante ak Mali match nul lañ def 0-0 ca Rabat Sénégal tamit dina am ñu ko fa teewal ci wàllum taekwondo natation tennis de table ñoom ñëpp tey dinañu jongante waa karaté ñoom ñu ngi Ndakaaru di regroupé wu ndax dañuy bokk tamit ci Jeux africains yi waaye seen capitaine moom nee na jamono yi kon li ñuy bëgg mooy ñu fexe ba seen entraîneur yi mën a dem assister leen ndax Abdourahmane Moundor Diouf nee na dañ leen
leen wax ni kon benn entraîneur rek mooy dem ci regroupement boobule ngir mën a dem foofule ca Maroc nee na loolu duñ ko nangu te tamit prix mi nga xamante ni war nañ leen ko jox ñu jox leen ko laata ñuy dem Maroc loolu su amul ñoom dañuy toog Ndakaaru ba kon ba yëf yi sotti ñu mën a dem incha allah suñu yeneen xibaar di ngeen dégg capitaine équipe nationale bu karaté ci artu yooyu nga xamante ni yëkkati na ko. équipe nationale locale bu football moom mu ngi Gambie bu 18h jotee tey nañu jongante ak équipe locale bu Gambie ca stade international bu Bakau di match xarito Sène Saliou Dia ak ay joueur am kon di waajal ñaareelu tour éliminatoire CHAN 2020 ginnaaw bi Sénégal génnee Libéria Guinée la ci dajel ci weeru septembre fële ca Conakry mooy match aller bi. nawetaan yi ak phase nationale yi wéy ci Louga. yu bëri kon ci match yi war a am tey ci stade yi nga xamante ni ñoom la ñu jàpp war a dalal jongante yooyu la ci phase de groupe yi bokk na ci stade Albouri Ndiaye bu Louga Kadiar bu Saint-Louis di ci daje ak Gamoral bu Ziguinchor ci kanam tuuti Echo bu Ndakaaru Penc bu Louga 20h am na tamit yeneen match ca Kébémer ca Linguère ak Dara. phase nationale yooyu lay dëmbala door ak défaite champion en titre bi maanaam équipe bi yor raaya bi di réveil bu Kaolack artillerie bu Louga moo ko dóor benn bal ci dara. handball bi CAN U20 sunu gaynde jigéen ñi seen regroupement tey suba ci alxamis. ci Thiès lay xewee ngir kon mën a waajal seen bopp bokk ci CAN U20 bi war a am le 4 ba le 15 septembre ca Niamey ca Niger équipe bi nga xamante ne kon lu yàggul moom moo gagné Challenge Trophy ñaari joueur fekk nañ ko kon ngir dëgëral ko ñu ànd ci ak sélectionneur bi di Lamine Ndaw bi comme ni nga ko gisee rek juróom benn lañ maanaam ñëpp ñuy joué woon compétition Mauritanie compétition Guinée yëpp ñu ngi ci donc kenn rek moo ci ñaar ak yokk kenn ki nga xam ne ni dafa ñëw yokkal ñu tuuti doole moom Espagne la nekk Maïmouna Thiam mu ngi doog a ñëw ci groupe bi ak benn gardienne cadet yi Béatrice boo xam ne ni bon dañ ko owaat pour mu ñëw dooleel tuuti suñu gardienne yi daal ñu ngi waaj a dugg nag regroupement suba ak jàmm incha allah bu juróomi waxtu jotee Thiès préparé suñ compétition bi bu baax a baax waajal dem incha allah le 3 septembre soobee yàlla depuis at a ngi nii ñu ngi liggéey ak xale yi xam nañ li ñu mën a xam nañ li fi ñu war a yokk moo tax xalaatuñ vraiment tas leen ba génne ñeen dugal ñeneen ñi dañ jéem a yokk sax ñeneen ñoo xam ne nii war nañu mu indil tuuti doole. justement ci CAN bi ca Niger yéen a ngi ci groupe A ànd ci Angola Congo ak Guinée noo gisee seen adversaires yi. adversaires yi am doole lañ Angola jël na trophée bi juróom-ñeenti yoon donc Congo tamit équipe bu xarañ la xamante nañ bu baax mais comme ni nga ko waxee rek dinañ dem ñun dañ bëgg def yi xale yi xam nañ liñ mën dinañ ci jéem a basé pour def tournoi bu baax et suñ objectif mooy au moins dem ba demi-finale léegi bu ñu demee ba demi-finale nag incha allah rabi jéem a xeex place yi des nag pour place yi nga xam ne moom mooy lay permettre nga qualifié ci coupe du monde bi incha allah. kooku di Lamine Ndaw mooy tàggat équipe nationale U20 bu handball ci jigéen ñi kon ñuy waajal lii di CAN bi war a am du ko dalee le 4 fële ca Niger. jërëjëf Youssouf Badian. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. reportage ak bëccëg tey gii ñu ngi dem ba xar yàlla ak ndox yu bon yi nga xamante ni mooy ball foofee lotal 8 askan we xet gaag yeneen ak loraange yi mun a jur ci wàllum wér-gu-yaram waaye it naka noonu ñuy jëfandikoo marché gox ba Nafisatu Silla ma nga fa woon. ñu ngi fii ci xaar yàlla ci marché Ganga diggante centre de santé beeg jumaa ji fii nag li fi gën a fës di ndoxu foos yi taa muy sonal loolu ñenn ci jaaykat yi des ci marché bu yàgg bi ñoom itamit di koy ñaawlu mère Juma di jaaykatu jën. asaw rek kenn mënul nooyi kan xamul li ngay liggéey te amuñu pexe ni ñuy def te maa ngi nii di fi jaay ñeneen di fi jaay ñi ñëpp ñu ngi fi jaay. seetlu bi ni mel la ay moroomam daal di am. ñu ñaan yàlla ñu saafaraal ñu ko rek ndax wax dëgg yàlla métti na trop suñu xale yaay yi gis nga leen amuñu fenn fu ñu jàll jaaykat yaa ngi nii ndox bi moom baax sànq laa fi jaar sol yére damaa dem këppoo waat ndox solaat beneen yére ndox bi baax te indi feebar biir yi daw yi ak wocc yi yëpp bari na. oto bi ñëw na fii waaye nanguwul egsi mu dem ba ne wàññeekuwaat lii ñu ngi doyi lii di bëgg a dee lii daf ñuy def feebar te mënuñoo toog ndax si lii la ñuy jël dundalee suñu doom yi. ñi dëkkee ca koñ ba nag gis ni seen dëkkuwaay ni mu mel du dara lu ci baax ndox mi ñuul xeeñ xunn di leen sonal saa su ne di lor xale yi léeg-léeg sax mu dugg ci biir kër yi. lii léegi mu mat weer ndox bi moo ngi fii boole ak xet bu bon gis nga pour nga jàdd sax foog nga tegle ay briques pour nga mën a jeggi franchement bu ñu amoon ku ñu mën a dimbali moom dinañu arrangé trop fii mooy marché Ganga koñ bi yëpp ndox la léegi mu def 1 mois boole ak xet bu bon doo am sax loo di ngay nooyee maire bi jéemuñu si dara léeg-léeg sax da ngay woo auto ONAS pour ñu ñëw déboucher ñu fosse bi mais da ngay toog ba ay weer duñu leen di gis. bu ñuy ñëw si marché bi sax problème lay doon
mais comme ni ñu wax rek fosse mag moom bu feesee day delluwaat ci biir kër yi moo waral lii yëpp. ñi dëkkee ci wet woowee nag ba fii ñu toll nii bés bu ne ñu def seen kéem kàttan ngir jëlee fi ndoxu foos yooyee mu mel ni nag loolu mënta ne ba tax na ñuy tàllal loxo ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci war a jàpp ngir ñu daal di gën a mën a ñoŋalaat seen dëkkuwaay.